salaamaaleykum mbokk internetu Medina TV ak 7actu ñu amati mbégte contentement ba tey ñu ngi fii ci Gibraltar ci jardin bi nga xamante ni moo jàkkaarloog Kër Meer ñu toog nag ak ki nga xamante ni moo di Fatlaye Mbaye man su ma toogee ak moom damay daal di kontaan parce que moom bokk na ci ñi nga xamante ni dama leen yàgg bàyyi xel ci milieu bi ñu nekk bu ma ko dékkee li nga xamante ni moo di sama micro di ngeen bàyyi xel ni kii nii am na lu mu def ci milieu bi ñu nekk nii mu di milieu média Fatlaye du ma def lu dul di la nuyu te di la bàyyi nga nuyoog mbokk internetu Medina TV ak 7actu. maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu bokk internet yëpp ñuy seetaan di leen jaajëfal di wax nekk yéen a ngi fi ak Fatlaye Mbaye Diop voilà nekk ci responsable communication campagne bu maire Bamba Fall Medina ci xol gëm sa bopp la grande coalition. mi ngi noonu la grande coalition gëm sa bopp mais Fatlaye ñu gis nga sol li nga xamante ni moo di t-shirtu Cheikh Ahmadou Bamba Fall mu di Medina ci xol bi nga xamante ni ànd na ci ak ki nga xam ni moo di Bougane Gueye Dany moom mi jiite coalition bi nga xam ni moo di gëm sa bopp loolu boo ko naree boole ak li nga xamante ni moo di sa liggéey est-ce que amul lu mu lay empêcher ci yeneen parti non je pense pas parce que xam nga nit boo defee benn engagement citoyen parce que man defuma engagement politique engagement citoyen laa def. Je suis journaliste, c'est vrai, mais je me suis dit que sama quartier daf ma soxla te sa quartier bu la soxlee aussi loo liggéey bu xalaat sa liggéey aussi da ngay xalaat intérêt bi nga xamante ne tey jii sa quartier war na ko am apport bi nga xam ne aussi war nga ko apporter sa quartier. ba suba bu ñuy tudd ñi liggéey ci quartier bi di nga ne ah man de bokkoon naa ci ma gis ne pour liggéey quartier bi foog nga ànd ak ki nga xam ne moo bëgg quartier bi ki nga xam ne moo mën a defar quartier bi ma gis ne qualité yooyu yëpp gis naa ko ci maire Bamba Fall. ndax yàgg naa ko suivre di ko yàgg couvrir xam nga ñun journalistes yi ñooy dugg fu ne ñooy gis lu ne ci noonee ku ne di nga xam nga tâter le pouls peser xool fan la balance bi gën a jubloo nga xool aussi tey jii tey kan moo gën a gérer tey intérêt Médina kan moo gën a liggéey Médina kan moo gën a am expérience pour téye Médina je me suis dit que ne sans nul doute Bamba Fall la parce que li ma ko yàgg topp yàgg ko saytu te loolu rek dayuma dama nekk journaliste aussi ci lu may dugg dama koy saytu bu ma jaralee ma toog 1 mois yoo xam ne du ma liggéey c'est parce que Médina jaral na ma te xam naa ne Bamba mii ku ko jàppale day dem ku ko jàppale wu sax mën naa dem ndax li mu fi liggéey la mais boo ko ñëwee jàppale yi tamit defe naa ne day gën a rafet rek loolu day wane ne am nga benn engagement citoyen bu doy waar te defe naa ne ci noonu la ñu nekkee moo tax ça ne me pose pas problème ma nekk journaliste ñëw di campagne parce que déjà loi bi permettre na ma ko à condition que ne moment campagne bi yëpp du ma liggéey da ngay am congé parce que c'est ça sinon peut-être ni ngay defee ce traitement dootul bokk tey jii mënuma ànd ak Bamba Fall pare def benn papier boo xamante ne si ki nga xam ne adversaire u Bamba Fall la kon l'éthique ne me le permet pas il faut que tam ma quitter la rédaction pour un moment juste pour un moment le temps que ñu campagne convaincre Bamba Fall gagné ma delluwaat ci rédaction yi voilà. tey ñu gis ki nga xamante ni moo di Cheikh Ahmadou Bamba Fall moom ñu gis ni da nga bokk ci ñi nga xam ne investir nañ leen ci liste bi yow loolu yow loo xamante ni da nga ko liggéey la wala moom moo ko tànn wala ne la Fatlaye kaay dama lay boole ci sama liste. non Bamba dafa nekk nit koo xam ne dafa am vision bokk na ci xool nit jàng ko détecté ko xam ne kii mën na jariñ fii lii. man Bamba li ma jëlee daf ma jëlee comme société civile parce que Bamba yàgg na liggéey boo xoolee sax temps Covid 19 bi ba ñu koy liggéey ci comité bi nga xam ne dañ ko teg pour jàppale askan wi daf ma si jël comme société civile. kon kooku war ngaa xam ne du affaire politique rek moo ko ñor kon li ko ñor mooy Médina jëm kanam te lépp lu mu mën rek pour dugal ci ñëpp dina ko def moo loolu la ñuy woowee gestion inclusive moo tax tey Bamba fexe tey ba dugal ku mel ni man. du ci man rek bari na ñoo xam ne bokkuñu fenn bu ko neexoon mu dem jël ay militants am kese mais defu ko mais am na tam yeneen mbir yoo xam ne aussi tax na mu dugal ma ci peut-être du nekk loo xam ne mën naa ko fi wax loolu peut-être entre man la entre moom la entre ci suñuy waxtaan la ci sama engagement la ak tam moom aussi volonté ak détermination pour bëgg Médina jëm ca kanam peut-être loolu beneen mbir la mais li ma ci mënti wax rek mooy que c'est un homme de vision boo xam ne sa commune vraiment lui importe beaucoup bëgg na commune am te lépp loo xam ne mën na ko def rek pour commune am jëm kanam da koy def.
mi ngi noonu ñu gis ni Fadlaye journaliste nga wax nga ko ci sa biir wax waaye aussi porteur de voix nga te ñàkkul am na benn message boo xamante ni bëgg nga ko lancer tey jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ci campagne bi mu di ci camp yëpp bien vrai que yow am na foofar mais mu di ci camp yëpp nga lancer leen message boobu. voilà message bu may njëkk a lancer rek mooy aux Médinois lu ñu naan l'heure est grave l'heure est grave man dama koy waxee ci en termes plus positifs. Pourquoi ma ne l'heure est grave mooy que moment bi c'est important tey li ñu nar a def ce sera décisif kan la ñuy jox suñu voix day am solo loolu ndax di tax man nañu ko jox Bamba Fall parce que suba moo tax parce que Bamba liggéey na ba pare tey bu ñu neexoon ñu ne doy na parce que liggéey na ba pare mais la mu nar a liggéeyaat nar a ëpp li mu fi def loolu moo tax ma ne Bamba il faut que tey jii Médinois yi joxaat ko beneen confiance ndax dañ ko joxoon confiance joxaat ko beneen confiance ngir Bamba mën a dérouler fexe bi nga xamante ne programme am ak projet am da koy yeggali ndax projet am li mu am pour Médina rëy na lool te defe naa ne ñëpp a ci xaj ndax boo demee bay xalaatal Médina bay xalaatal ku bokkul Médina ñi nga xam ne sax mooy cordonnier yi mais loolu c'est trop fort dem ba cordonnier yi dem ba biir Médina ñu foogoon ne foofu seen quartier la dem ba sentir ne seen kër la dem ba sentir ne seen commune la loolu c'est très important kon ku defal loolu ay cordonnier yoo xam ne ñi ngi dëkk feneen tey di nga ko defal yow say mbokk tey it li gën a am solo mooy que waxoon naa ko le capital humain Bamba dafa investir sur le capital humain nit ki ci lépp moom lépp da ko base ci nit ki rawatina nag changé na jikko yi intégrité morale ak intégrité nit yi da ko dem ba rétablir ko ndax wax naa ko benn jour boo demee ba ki nga xam ne tey dafa dëkkoon champ de course ne moom mënul fexe tey jii ba am li nga xamante ne moom mooy certificat de résidence pour mu xam moom fan lañ ko war a féetalee problème la xamul ne Dakar Plateau lañ ko war a féetalee wala Médina Bamba ñëw dindi loolu ba tey jooju ñooñu mën nañu toog ne ñun ay Médinois lañu mu dem ba fexe ay xale yoo xam ne tey jii dañoo réeroon fexe ba Bamba changé leen nga gis nit ku toog naan man Bamba moo ma tàqalee 100 mètres mais bu fi Bamba jugee nan laay doon mais xam nga loolu c'est trop fort loolu doo ko gis nag nga di ko sàgganee te ñëpp foo dem commune boo dem dañu naan la ñun de bu ñu amoon comme seen maire bi ñëpp a ngi koy bëgg comme am nañ ko kon nañu ngir yàlla nañu téye suñu maire bi nañu ko téye gungewaat ko ba ci kanam ngeen xam ne nag incha allah la mu ñu dig rek ak li nga xam ne liggéey na ko du def lu dul dolli ko kon man loolu laay wax Médinois yi ci lu jëm ci violence gis ngeen ko démb ba ñu demee ba wetu waa Cheikh Baye dafa ne xale yi jaar leen nii pour éviter toute tension après mu nuyu leen sargal leen defe naa ne loolu defe naa ne xale yi sax bañ ko gisee ñëpp ci ànd ñëpp ci kontaan defe naa ne loolu rek doy na pour message di wax que xale yi bu ñu dem ci violence bu ñu laal lépp loo xam ne violence la kon mi ngi noonu ñu santee ko yàlla rek gëm ne peut-être dinañ yeggali ci campagne bi ci jàmm te jeex na ba pare Bamba am ndam li ñëpp a kontaan Médina jëm ci kanam incha allah. mi ngi noonu xam naa ni fii laay jaaree jeexal mais laataa loolu sama dernière question dama koy jublu rek ci li nga xam ne moo di inauguration yi nga xam ni monsieur le maire Bamba Fall def na ko diggante bërki démb ak démb mu di ay tableau yoo xam ni taf nañ ko duppee ko ay mag yu baax yoo xamante ni ñu ngi fi woon ñu xëy fekk tableau yooyu yëpp ñu dindi ko. man je dis que ça n'honore pas la Médina parce que defe naa ne bu ñu jëlee benn koñ par exemple tuddee ko maamu diw wala papu diw defe naa ne boo ko dindee du Bamba nga yàqal. kañu honoré kañu rendre hommage yow kooku nga ñëw dénigrer parce que je pense que tey Bamba li mu def mooy fa ñu doon def ay turu tubaab ay turu yi ñoo xamante ne amuluñu njariñ Médina loolu la fa dindi tey indi ñi nga xamante ne amal nañu njariñ Médina pour ñun ñu bañ leen fàtte boo demee tuddee du Ndiaye Rose tuddee keneen ak keneen ñoom te dañoo marqué Médina mais loolu nit nga nekk Médinois pour bokk benn kii est-ce que war nga ko mën a dem man ñooñu ñëpp dama leen di woo ne leen dañoo réer rek mais nañu xam ne politique bi dafay weesu après lu fi des mooy entre ñun après day nekk match entre Déggo Santhiaba après day nekk match entre Gibraltar Sandial Gibraltar Dames ainsi de suite kon noonu lay demee kon entre ñun lay nekkaat kon jaru ko politique jaru ko kon nañu rafetal rek nañu rafetal xam ne tey jii ñi dindi tey taf da lay leer ne di nga gis ku dindi benn plaque boo xam ne ñu ngi ko tuddee maamam te pourtant attends tey nga yeewu ñu ne la koñ bi koñu diw la mais dafa neex ci xol dafa neex ci xol defe naa ne ak yooyu yëpp nga xam ne Médina moo ko moom même suba tey jii suba tey Bamba bu demoon tey ba ñu may ko mandat mu jeexalaat ki fiy ñëwaat boobaa xamuñu ban at la
mais kooku tey jii ci réalisation yooyu Bamba liggéey ci yooyu lay duggaat Médinois yi di ci duggaat ñeneen ndax ñeneen di ci duggaat ñu ciy glorifié wu kon nañu xam ne rek lépp c'est pour la Médina Bamba liggéey na inauguré nañ ko nañu rafetal li nga xam ne def na ko teyit bu ñu dindee plaque yooyu yeneen plaque yi ñëw ndax mi ngi dese une vingtaine d'inauguration kon vraiment ça vaut pas la peine nañu rafetal rek ndax xam ne campagne bi léegi mu jeex ñooy lekkandoo après ensemble ah ñii ñooy dem takk fee jabar ñii ñooy sëyi fële ainsi de suite c'est la Médina qui gagne après tout voilà kon daal nañu rafetal loolu laa ci mënoon am lu ma ciy wax